ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo comme niñ ko defee woon ci présentation wu candidat yi nga xamante ni amoon nañu yéene présenté wu ci li nga xamante ni mooy élection yu 24 février 2019 yi ñu segg ci nag à cause parrainage bi ba mu des juróomi candidat comme niñ ko defee woon bi yoon ñu ne dañ leen di présenter programme chaque candidat maanaam candidat yi nga xamante ni ñoo nar a samp seen dënd pour laaj réew mii di Sénégal ci présentation programme yi nag du am commentaire duñ ci joxe suñu xalaat dañ leen di dégtal rek candidat yi li nga xamante ni bind nañ ko tënk nañ ko ni bis buñ leen falee moom la ñu nar a proposer li nga xamante ni mooy sénégalais yi ba mën a ñoŋal seen nekkin mën a ñoŋal seen dund. ñu koy dooree nag comme niñ ko tàmbalee woon ci li nga xamante ni mooy présentation wu candidat yi ak Ousmane Sonko bu Pastef Ousmane Sonko nag programme am mu tënk ko ci lu ëpp fukki poñ ñu dëgtal leen ci li ci ëpp solo pour que ngeen xam moom mi lee lan la namm amal fii ci Sénégal lan la namm def ngir sénégalais yi. ci programme Ousmane Sonko li ci njëkk te njiitu Pastef bi fësal ko mooy li nga xamante ni mooy rupture ci système bi nga xamante ni nii moo fi nekkoon depuis indépendance nekk fi ba léegi tàqaliko ak système boobu noonu indi beneen xeetu yorinu réew bu bees samp fi ay institutions yu am doole yoo xamante ni nii président dootul nekkati koo xamante ni mooy buum di buum mi mais day am ay institutions ci wetam yoo xamante ni nii mooy assemblée boo xamante ni nii day libre moom boppam am tamit ci beneen wet yoon justice boo xamante ni nii kenn du ko manipuler maanaam day moom boppam bu ko defee mu am tolloole ci ñetti pouvoir yooyu noonu muy exécutif législatif ak judiciaire Ousmane Sonko loolu moo njëkk ci programme am. leneen ci programme Ousmane Sonko mooy ñoŋal li nga xamante ni mooy secteur primaire boo ko déggee mooy wàllum mbay muy agriculture wàllum élevage muy wàllum sàmm ak wàllum pêche di lu jëm ci wàllu napp. léegi Ousmane Sonko ne domaine boobu noonu da ciy gën a farlu yokk li nga xamante ni mooy financement yi waaye du doon financement yoo xamante ni dañ koy def noonu rek déedéet ay financement stratégique la yoo xamante ni nii dañuy jël xaalis dugal ko ci ay domaines yoo xamante ni dina mën a jural dara réewum Sénégal dina mën a jëmale kanam li nga xamante ni mooy koom-koom gi. ba tey ci wàllu koom-koom Ousmane Sonko ne dina teg benn politique économique maanaam benn politique jëm ci wàllu koom boo xamante ni dina mën a tax ñu am benn développement bu gaaw naka la koy defee Ousmane Sonko ne dañuy génn ci li nga xamante ni mooy franc CFA bi nga xamante ni ab xaalis la boo xamante ni baaxul ci suñu wàllu économie mais du ci yam Ousmane Sonko ne APE boo ko déggee mooy accord de partenariat économique bi nga xamante ni moo tax tey ay Auchan ak ay yeneen multinationales yi nga xamante ni ci wàllum jënd ak njaay la ñuy yëngu di fi ñëw di fi indi seeni marchandises di concurrence anteeg suñu jaaykat yi bitiku mbagg yi ak ñi nga xam ne magasin lañ yor ñi nga xam ne jaayatu bu sew lañ yor ñu leen di néewal doole di leen noot parce que ñoom ñoo ëpp doole mu ne loolu contrat yooyu noonu muy API yi accord de partenariat économique yi Ousmane Sonko ne day dakk da ko fii jëlee day annuler contrat yooyu noonu li mu ci jublu nag mooy am benn politique industrielle consolidante boo xamante ni day am doole te doomi réew yi ñoo koy ŋànk. lu jëm nag ci wàllu ressources naturelles yi maanaam ci wàllu alal jëm ci wàllu pétrole wàllu gaz Ousmane Sonko ne li muy njëkk a def mooy contrat yi nga xamante ni nguur gi fi ne signé na ko te mu jàpp ni baaxul ci réewum Sénégal dañ koy tegaat ci table bi renégocier waat ko xool lan moo ci gën pour réewum Sénégal ba ñu mën ci gagné am ci loo xamante ni dina tax mën a jëriñ réew mi mën a jëriñ doomi réew mi mën a jëriñ yeneen domaines yoo xamante ni Sénégal soxla na ci ay financement lu jëm ci wàllu yorinu réew Ousmane Sonko ni bis buñ ko falee day démissionné ci bopp parti bi nga xamante ni nii moom la àndaloon muy Pastef ngir lan mën a concentré wu mën a jublu ci liggéeyu réew mi nekk chef de l'État boo xamante ni ci yitte réew mi kott lay dox. wàllum bonne gouvernance Ousmane Sonko ne dina ci teg ay jéego yu am solo Ousmane Sonko ne ay kuréel yu mel ni IGE OFNAC Cour des comptes ak ay yeneen service de contrôle yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal Ousmane Sonko ne dañuy nekk ay kuréel yu indépendant maanaam kuréel yoo xamante ni dañuy moom seen bopp ba
du nguur gi moo fay jël di fa teg ay ñoñam di def lu leen neex ba tax duñu mën a amal seen liggéey ci nu mu waree mu ne service de contrôle yooyu noonu dañuy moom seen bopp ba mën a contrôler état bi nan lay def ñi nga xam ne dañ leen dénk ay ndombal tànk ñu mën di leen contrôler ñu mën di leen topp ci yoon bu ñu defee li nga xamante ni naka su dul noonu moo xam ci wàllu luubal moo xam ci wàllu mal gouvernance mais Ousmane Sonko ne du ci yam njiitu Pastef bi ne day ñoŋal li nga xamante ni mooy culture de l'excellence maanaam nit ki li nga xamante ni moom la mérité ci wàllu ndombal tànk dañ ko koy delloo doomu sénégalais lépp lu mu am ci wàllu xam-xam daf ci war a jëriñ réewam te loolu ngir mu am fokk ñu développer li nga xamante ni mooy culture de l'excellence Ousmane Sonko ne naka lay jubloo ci mbir moomu Ousmane Sonko ne day def li nga xamante ni nii mooy appel à candidature ci yenn poste yu mel ni ay PCA directeurs généraux ak yenn poste directeurs yi nga xamante ni concerné na yenn structures yi Ousmane Sonko ne au lieu que ngay jël say ñooñu politique di leen fa teg déedéet dañuy def appel à candidature comme tey benn entreprise bu soxla woon ay liggéeykat dañuy bind def ko ci journaux yi que ku bëgg poste bi na nga postuler par rapport ak yow say qualification bu ko defee ñu xool kayit yi xool ku ci ëpp xam-xam xool ki ci ëpp jaar-jaar xool ki nga xamante ni jàpp na ni ci wàllu jub ak jubal mën na jëmale mbir biñ koy dénk kanam mu yor ko te jiite li nga xamante ni moom lañ ko dénk muy direction générale wala poste PCA bi Ousmane Sonko ne noonu la fas yéene doxalee. lu ñeel nag sàmm alalu réew mi Ousmane Sonko ne li muy njëkk a def mooy li nga xam ne mooy les fonds politiques maanaam alal ji nga xamante ni chef d'état bi daf koy yor di ko pasare di ko utiliser nu mu ko neexee day dañ rawatina nag caisse noire yi dañ fiy teg ay fonds yoo xamante ni fonds secret lañ koy tuddee fonds secret yooyu Ousmane Sonko ne mooy tax bu amee ay jafe-jafe ci wàllum sécurité wala wàllum diplomatie fonds secret yooyu noonu la ñuy utiliser. mais ci utilisation fonds boobu noonu président bi du tëb rek jëlee ko nu mu ko neexee ci alal ji déedéet dañuy voter assemblée nationale fonds yooyu noonu loolu mooy tax président bi du mën a teg loxo ci alal jooju noonu ba di ko mën di pasare di ko jëfandikoo nu mu ko soobee. junj naa ko ci wàllu yoon ci wàllu justice également Ousmane Sonko ne dina def kéemtalaay kàttanam ba justice bi maanaam yoon moom boppam. magistrat yi ak ñëpp ñuy yëngu ci li nga xamante ni mooy wàllum yoon mën a moom seen bopp mais naka la ciy demee Ousmane Sonko ne présidence de la république dootul siégeeti dootul am taxawaay ci conseil supérieur de la magistrature maanaam loolu mooy tax procureur am benn délai boo xamante ni nii dina ci mën a doxal liggéeyam buñ ko saisiree bu fekkee ni nag réagirul ci li nga xamante ni mooy saisir biñ ko saisir ci benn domaine wala benn dossier boo xamante ni nii concerné na réewum Sénégal ñu mën a dem adressé wu directement ci li nga xamante ni mooy juge bi maanaam présidence dootul am benn influence ci li nga xamante ni mooy wàllum yoon. ci wàllum nekkin biir réew mi ñëpp xam nañ que ni Dakar lépp dajaloo boo seetloo Dakar moo gën a tuuti ci Sénégal waaye Dakar moo ëpp nit boo jëlee ci région yi nekk Sénégal léegi nag pour dindi loolu noonu pour inverser tendance boobu noonu Ousmane Sonko ne day créer li nga xamante ni nii mooy ay pôles régionaux yu toll ci juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti pôles régionaux yoo xamante ni day tax ñu décentraliser li nga xamante ni mooy politique économique bi yenn régions yi nga xamante ni daanaka amuñu ay bërëb yoo xamante ni dina tax dëkk yooyee mën a suqaliku ci wàllu koom dañuy def ci juróom-ñaar wala juróom-ñetti dëkk région yoo xamante ni dañu néew doole teg fa ay bërëb yoo xamante ni dina tax réew mi suqaliku ñu mën a décentraliser li nga xamante ni mooy dëkk yooyu noonu yenn pouvoir état bi muy ay ministère dañ koy jël au lieu que ñu toog fii Dakar kese dañ leen di yóbbu ci yenn régions yi ñu toog fa bu ko defee mu mën a am benn impact ci li nga xamante ni mooy doxalinu région yooyu noonu bu ko defee ñu ci bëri duñu gisati solos jóge seeni dëkk di ñëw fii Dakar parce que lépp lu ñuy ñëwut ci Dakar dina am seen dëkk donc day xeex li nga xamante ni mooy exode rural. lu jëm nag ci wàllum diine Ousmane Sonko ne prévoir na benn mbir ñeel këru diine yi ak dëkku diine yi Ousmane Sonko ne day voté benn budget boo xamante ni chaque année dañ koy jagleel li nga xamante ni nii mooy këru diine yi ak dëkk yi nga xamante ni diine am na fa solo Ousmane Sonko ne lim ci jublu mooy fexe ba li nga xamante ni mooy institution religieuse yi ak coutumières yi maanaam këru aada yeeg këru diine yi am doole am as lëf ci wàllum koom ak ci wàllu koppar boo xamante dina tax ñu mën a financer li nga xam ne mooy projet ñeer dëkku diine ak dëkku aada yooyu noonu ba kenn du leen mën a corrompre ba kenn du leen mën a utiliser pour def leen benn clientélisme politique loolu Ousmane Sonko fas yéene def ñeel wàllum diine ak këru diine yi.
wàllum njàng beeg jàngale bi Ousmane Sonko ne système éducatif bi maanaam façon bi ñuy jàngalee fii ci Sénégal ci école yi dañ koy soppi naka la koy soppee mooy dugal li nga xamante ni mooy njàngale arab ci biir école yi valoriser li nga xamante ni mooy programme scolaire yi maanaam li ñuy jàngalee ci école yi programme yi ñu soppi ko changer ko ba mu dëppoog li nga xamante ni mooy suñu bëgg-bëgg waaye itam dëppoog li nga xamante ni mooy suñu ngëm-ngëm moo xam ci wàllum aada moo xam ci wàllum cosaan ak itam wàllu histoire lépp ñu soppi ko ba mu doon ñun Sénégal. ci programme Ousmane Sonko bi itam diaspora bi kenn demul ñu des Ousmane Sonko ne dina teg ab banque bu mag boo xamante ni ñi ngi koy dippee banque de la diaspora banque boobu lu koy tax a jóg mooy fexe ba alal ji nga xamante ni émigré yi ñi ngi koy dugal fii ci réew mi ñu mën xool naka lañ koy canaliser ba mu amal njëriñ réew mi may état bi tënk li nga xamante ni mooy ay koom-koom yoo xamante ni dina tax ñuy financer ay projet de développement yoo xamante ni dina tax réew mi mën a suqaliku ci milliards yi nga xamante ni moodu yi ak faatu yi nekk ci bépp continent ci àdduna di ko envoyé fi nga xamante ni mooy Sénégal fexe ba mu jural dara amal njëriñ li nga xamante ni mooy réew mi. ñu jeexale ko ak wàllum scientifique ak wàllum recherche Ousmane Sonko ne lépp lu jëm ci exploiter ressources naturelles yi parce que ressources naturelles yi booy xool ay doomi bitim réew ñooy ñëw fii duñu ko exploiter Ousmane Sonko ne dañuy créer ay laboratoire ak ay doomi sénégalais yoo xamante ni seen i xam-xam day màcc ci wàllu boobu noonu ñu créer ay laboratoire yoo xamante ni bépp xar la dina ci ne pour ñu mën di def ay recherche mën di def ay développement yoo xamante ni suñuy doomi réew ñoo koy def moo xam ci wàllum pétrole moo xam ci wàllum gaz moo xam ci bépp domaine boo xamante ni richesse la ressource naturelle la boo xamante ni Sénégal am na ko doomi réew yi di ko caytu di ko gëstu di ko exploiter ba Sénégal mën ci am valeur ajoutée mën ci am koom-koom goo xamante ni dina mën a tax réewum Sénégal soqaliku am développement bu sax dàq. donc lii moo nekkoon programme candidat bi di Ousmane Sonko bu Pastef Sonko 2019 yaakaar naa ni bépp explication bi nga xamante ni fësal nañ ko leer na niñ ko defee ak Ousmane Sonko aussi dinañ ko def ak yeneen candidats yi ci diiru gàtt donc dañ leen di jox rendez-vous beneen yoon ak beneen candidat ak lan mooy programme am bis bu ko Sénégalais yi wóoloo ba teg ko ci bopp réew mi donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.